yéen ñëpp sans exception Ibrahima Djité teg nañ si sa loxo nuyoo bi nga jox ko ñeneen ñi ñoom Marie Amar ak ñoomin seen donc ñu dem très rapidement def lii di buzz du jour. d'accord Aïcha ñu def buzz du jour ñu fas yéene waxtaanee ñeenti ponc bu njëkk bi sax dañuy xam naa rek cof rek daal di daw ndax dañu nemmeeku décès yu bëri fan yi rawatina ci jeunes yi mais ni nga xamante ni rek noonu la ñuy fësalee décès yi mu mel ni jamono bi Sénégal tendance la wala concours la ku ci am mbokk wala ku la jege ku génn àddina di fësal li nga xamante ni moom ngeen mujj jokkalante wala li nga xamante ni rek moom ngeen mujj jëf ñenn ñu bëri di ko ñaawlu semaine bi nag décès kii di Adama Fall ak soxna si di Michel marqué bu baax ñi nga xamante ni ñooy jeunes yi ci toile bi kii di Michel nag moom Médina la dëkk keneen kii di Adama Fall moom moo def accident ba muy dem fa nga xamante ni mooy aéroport ci yoon bi mu daal di ñàkk bakkanam ak waajuram bu jigéen ànd ak quelques membres de sa famille mais tey tendance bi ñuy gis ci décès yi ndax lu ni mel la question bu ñuy posé la bu ñu samp di laaj la ku nekk tey dañuy gis ni que boo amee ku wàññeeku ku la jege wala koo xamante ne da nga ko xamoon ngay gaaw di fësal la nga xamante ni moom ngeen sekkoon wala moom ngeen mujjoon waxanteel ci réseaux sociaux yi Aïcha. bon léegi phénomène la wala tendance la xaw ma naka lañ ko mën a tuddee comme ni nga ko waxee nit dafay làkku sa balaa ñu naan dëgg la am du dëgg ñu gis nga jël vidéo dugal ko bi ngeen nekkoon ensemble peut-être surtout ñi nga xamante ni nag dañoo siiw pour wane ni que xamoon naa ko wala miinante woon nañ nekk na phénomène quand même boo xamante ni ñu ngi koy gis bu baax mais deewu ndaw yi nekk na lu métti trop surtout ci circonstances de imagine une jeune fille bu am avenir bu mag ci kanamam di dem France pour yeggali jàngam gàddu ay bagage am gàddu lii di ambition di dem ci yoon yàlla jël bakkanam nekk na lu métti lu tiis ñu koy ñaanal fi mu jëm rek gënal ko fi mu jóge et que yàlla xaaree ko àjjana à chaque fois li may wax rek loo yóotu yàlla na doon sa wërsëg et que yàlla lu gën ci yow rek lay def lu gën ci yow rek lay def Babacar mu doon dem jàngi ànd ak waajuram bu jigéen yàlla jël ko ci yoon bi. waaw man fan yi gis naa mu bari lool. photo bi di circuler. ñu bari après j'ai demandé mais tamit ma gis ci yenn explication yi ñuy faral di joxe. ki ñuy waxtaanee voilà donc kii nii moom Adama. su ma jumul voilà donc di ñaanal rek suñu borom yàlla na ko borom bi xaare àjjana. te yéexee ñi nga xam ne ñoo des ci famille am mais li nga xam ne jot na ci am kii jot na ko souligner sànq. lu baree bari parce que génn àdduna bu amee rek naqar moo ci topp. donc am na yoo xamante ni jàpp naa ne la ca gën a ëpp solo. mooy ñaanal ko sunu borom yërëm ko te xare ko àjjana mais jàpp naa ne yenn aussi parce que ñi léegi bu yàggee dañ koy commencé def tendance wala phénomène te yaakaar naa ne jaru ko wax dëgg yàlla donc nañuy ëppale ci ñaan bi plutôt que di jox cër loo xam ne nii daanaka matay su mu ngi noonu ay daf phénomène boobu peut-être la Rose di laajee mooy phénomène bi nga xamante ni léegi bu génnee àdduna nga jël lii di ay vidéo mooy loolu lañ seekoon di koy fasal. ah c'est un peu malheureux ñu koy gis ci fii si réseaux sociaux yi léegi mais yaakaar naa lu ñu war a bàyyi xel la tel ko arrêté parce que mun na augmenter douleur yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di famille te Sénégal yaakaar naa ne njëkkante joxe xibaar moom moo doon phénomène ci réseaux sociaux yi surtout TikTok nag war nañ ko bàyyi vraiment te ñu ngi doon yokk yaay Fall bi ñu ko dalalee fii àdduna ci question parce que nee na mois de décembre bi ak bi ñu jëm ni nee na xale yu jigéen yu baree bari nañu moytu seen bopp digal ci ay sarax ne nañu saraxe ay ndox pour ku ko mën ak yeneen affaire yooyu donc parfois voilà très bien je pense que partie boobu war nañ ko mën a dugalaat baaxee ko nit yi parce que sarax fii lañ ko fekk et puis bon ñu sabablu rek li ci des ñu bàyyi ko suñu loxo suñu Blaise génneel keneen yi tala ñu donc di leen di ñaanal ñu yàlla xaaral ci àjjana gën a koy mais man li may interpellé aussi moom mooy accident yi nu muy bëree ci biir réew mi fan yi chaque année télé bi li muy jël ci ay bakkan dafa bëri lool dafa bëri lool accident yi bés bu yàlla sàkk dafay am donc ban rôle la ci gouvernement bi am ban rôle la ci état bi am ban rôle la ci kilifa yi nga xam ne ñoo yor wàllum transport bi am ban rôle aussi la ci chauffeur yi nga xam ne ñoom ñoo yor oto yi di dawal ci côté bi am donc il faudra que aussi ñu ëngamloo ñun ñëpp ku ci nekk koo xam te ni ci biir secteur bi nga bokk ñu waxtaan su ko defee solution mën a am ci accident yi parce que accident yi bëri na tali bi li muy faat ci ay doomi aadama bëri na en tout cas di ñaanal famem ñu muñ ndax adduna ak li ni mel moo ànd donc yàlla xaare ko àjjuna gën a koy rek la fleur waaw ñu leen di ñaanal suuf seen kaw surtout
kooku di Michel tamit doomu Medina démb tamit marqué na bu baax képp koo xamante ni rek yaa ngi yeewoo ci secteur boobu noonu. ñu jàll ci deuxième buzz bi rek ñu waxtaanee vidéo bi nga xamante ni mu ngi circulé depuis démb si guddi bi nga xamante ni kii di Simon accordé nañ ko rek li nga xamante ni mooy liberté provisoire ñu seetaan vidéo bi vite fait rek avec la complicité de la régie après ñu ñëwaat faram-fàcce ko. lii dafa daw yaram Rose. waaw lii dafa daw yaram mooy li ñu doon wax rek booba léegi ci mbiru Simon ak kii di Kilifeu ñu jàpp ni rek soutenir leen lu war la ndax ni ko kii Abdou Karim expliqué keroog bañ ko invité nee na sa doom bi nga jur sax dina sax faat bakken te teewut bu ñu ko teewoon tey heure lekk di nga ko utal mu lekk di nga ko utal mu naan mais teewul ni di nga xam ne li mu def sax du yoon mais di nga ko apporter li ñu naan soutien donc soutien boobu nga xamante ni boobu ak léegi ñu bëri ñu ngi ko doon sàkku ci seen i ay jegeñaale rawatina ñi nga xamante ni ñoom la ñu bokkal mouvement bi boo xoolee tey ñii demoon def accueil bi kii di Fou Malade xam nañ ko bu baax ci milieu rap bi nga xamante ni bokk nañ ko keneen ki defe naa Malal Talla waaw kii caatu keneen ki borom t-shirt bu weex bi ñoom ñëpp daal demoon nañu assisté ko. yaa aussi voilà mooy rappeur bi kii bi rek te mu Black Diamonds tamit ànd ak Dabrens waaw donc ñoom ñëpp dem nañ accueillir ko baxaaw donc ñoom ñëpp dem nañ accueillir ko mu doon acte boo xamante ni baxaaw tey sa tur bi daf ñoo réer ñu demoon rek ab accueillir ko mu doon acte boo xamante ni dañ koy saluer mais comme sànq ni ñu ko waxee rek ci dossier bi la defe naa lépp liñ ci waroon faram-fàcce jot nañ ko def ci rénkum bi donc ñu koy ñaanal bon rétablissement déjà et puis fiyax boobu ñu xaar lan la yoon rek di àtte ci boobule dossier Aïcha. Baxaw moom mooy xoromu kii bi xoromu hip hop bi. moom mooy xorom bi waaw. yaa lool toutes les sauces nekk aussi nit boo xamante ni peut-être ñu bëri xamuñu casquette am casquette rappeur bi la nga xam ne mu nekk benn médiateur bu extraordinaire. et ce qu'on sait lii la ñuy xaar ci ñoom muy booloo nekk benn say pour buñ ku ci nekk ci naqar ñu bokkoo ko bu ko nekk ci bànneex aussi ñu bokkoo ko parce que aussi bu ñu gisee souvent ñoom ak quoi qu'on puisse dire dañu yàgg bëggal sénégalais yi ci côté musique bu ñuy def mais également ci position yi ñu doon jël parce que tey jii li nga xam te moom moo nekk wàllum révolutionnaire wàllum nekk tey jii ku nga xam da ngay aar ak yelleefu nit ñi fexe di dugg ci ay dossiers yi nga xam te ñu bëri ñemewu ñoon cee dugg sénégalais yàgg nañu cee bégloo yàgg nañu cee convaincre donc tey jii lu mu ci mënti am dañuy bokk ak ñoom bànneex bi nga xam te ni am na et que di leen di ñaanal aussi buñ duggati foofu noonu et que li leen fa yóbboon buñ ko defati pour buñ faa demati non lii da kenn ku ne lii nga mënal sa morom ku ne ci jafe-jafe nga taxaw ko bànneex également lañ ko mën a jàppee parce que ku nekkoon ci ay problème ñëpp di jàpp ne ñu taxawu ko pour que wér-gu-yaramam donc bu génne soulagement bu mag la ci moom et puis je vois que ce soit ki nga xamante ni moom mooy Aliou Sané ak ñeneen ñi mu àndal ñëpp li taxawaayu Y'en a marre la mais taxawaayu Ami la mais taxawaayu également ay collègues la ci musique bi nga xam ne ñu ngi koy def donc c'est à féliciter. c'est le Sénégal qui gagne comme ni ma koy waxee toujours sama phrase boobu la ñu dem xooli buzz bi ci topp tey du la fleur tey le poussin la da ngay ree waaw bañ a reetaan fi la aussi wala na ma abu jaar bañ pare acca troisième buzz bi dañuy waxtaani scandale bi nga xamante ni moo am ci wàllum élection Miss bi 2021 bi nga xamante ni coow lu bëri da cee daal di rek tab yi gannaaw ba nga xamante ni ñu bëri dañ doon laajte ana Fatou Dione nga xamante ni moo nekkoon Miss Sénégal 2020 ndax bu dañuy faral di gis cérémonie bi ni mel bu amee ka jëloon couronne bi ca année précédente bi mooy ñëw rek daal di dalal ka nga xamante ni moom la ñu tabb bees waaye bii passé dañu gis ni loolu amul dañu daal di rek gis ni kii di Miss Sénégal 2020 di Fatou Dione gisuñu ko benn yoon ci boobule cérémonie kañ fa gis mooy Albert Diatta nga xamante ni moom moo ko jëloon en 2019 lan moo waral li ni mel polémique bu bëri daal di suy jug ñu dem bay xamle ni moom di Fatou Dione ba mu jëlee ni di Miss
Miss Sénégal de 2020 dafa amaloon rek ay interview yoo xamante ni dañ ko doon laaj yenn conditions yi nga xamante ni mu ngi ko doon dund ci ak waa comité bi nga xamante ni ñooy organiser wàllum Miss bi mu doon expliquer yenn jafe-jafe yi nga xamante ni am na ko ci accompagnement bi nga xamante ni moo waroon ci yenn programme yi nga xam ne waroon na ko doxal wala sur sa personne. Donc mu mel ni li ni mel dafa nakari rek waa comité d'organisation bi ba moo tax rek ñu daal di koy seppi teg fële boolewuñu ko dara ci li nga xamante ni mooy élection Miss Sénégal 2021. Naka noonu la ñu gis kii di Albert Diatta moo dem représenté ko fa daal di dalal ki nga xamante ni moom la ñu tabb Miss Sénégal 2021. Ci kaw loolu nag ñu daal di lancé benn ket ci li nga xamante ni mooy réseaux sociaux bi dañ jàpp ne dañ koo humilier wala dañ koo bëgg rek faqastal bëgg ko néewal doole ba fi mu ne nii sénégalais yu bëri daal di taxaw temb ngir jàppale ko ngir booster ko mu daal di rek mën nañ ni demal boppam su ma ko mënee wax ndax acte bi njëkk a posé mooy si Instagram moo xoolee elle est passée de 3000 abonnés à 9000 abonnés loolu yëpp pour apporter ko soutien ngir mu mën décrocher yenn contrat yi ngir mën demal boppam donc kii mooy Miss Sénégal 2021 Miss Sénégal 2020 moo am jafe-jafe yi ni waa régie donc ñu daal di ne dañ koy jàppale déjà ci côté li nga xamante ni mooy abonnés yi bu ko defee ci noonu lañ daal di gis mu daal di jàll de 3000 à 9000 abonnés après loolu ñu daal di gis aussi ay cagnotte yoo xamante ni benn cagnotte boo xam ne lancé nañ ko pour jàppale ko waaye it ñu bëri jàpp ni dañu war a taxaw temm ngir mener ay action pour aider ko ba nga xamante ni ñi nga xamante ni ñoom la bokkaloon jongante boobu en 2020 ñoom it ne dinañ ci suufu ngir jàppale ki nga xamante ni mooy suñu Miss Sénégal pour 2020 di Fatima Dione moom nag Fatima Dione yamuñ ci ndax dem nañ ba di def révélation ni que jamono bi dafa feebar yaramam dafa sutante mu doon phénomène bu doy waar je pense que keroog absence am marqué nañu bëri mais peut-être que jëleewuñu ko woon angle bi nga xamante ni jamono bi moom lañ ko traité ñu bëri dañu jàpp ni peut-être que dafa absenté woon rek wala mënu woon ñëw moo tax ki nga xamante ni mooy Albert daal di dem remplacer ko Aïcha. suscité woon na beaucoup de polémique quand même parce que su ñëpp fekkee woon nañ loolu di problème bi amoon mu doon revendiquer lii di peut-être xam nga Miss yi des fois bu ñu gagné dañ leen di jox lu mel ni ay oto ay yenn prix yenn xaalis yi mu doon wax ni que moom jotul dara ci ay kàddoom nag peut-être loolu xëy na métti commission bi ñu ignoré ko mais bon comme démb ni ñu gisee xale yi li ñu bind ci Instagram bi mu nekk loo xamante ne nee nañ déjà mënatul fay lii di jàngam pour mu yeggale jàngam elle vit dur daal maanaam moment bi nii donc si lañ lancé lii di cagnotte boobu noonu nga wax pour aider ko parce que elle est malade mënatul fay jàngam liñ ko digoon nee na jotu si dara te peut-être si la misé woon pour fay lii di formation ba ak leneen ak leneen li ni mel donc mu nekk ay phénomènes yoo xamante ne daal tout le temps dafay revenir tout le temps day revenir ci ay ñàkk déggoo yu am si yenn peut-être promesse yi nga xamante ne dañ koy teg Rose. waaw ni nga ko waxee noonu rek la demee xam naa ma bàyyi sama naataango ci ay kàddu sama naataango régie bu ko defee ñu daal di may tegal photo moom parce que kii moom mooy Miss Sénégal 2021. Miss pour fàttali xanaa kii internet yi suñu Miss bu bees baa ngi nii elle est très belle. lu ci mënti am tamit nañu. jox leen ko bañ a muy yow. waaw dañu fexe daal ñu quand même. waxtaanee ak moom parce que depuis mu jël gagné Miss Sénégal bi gis nañu que ni coow li ba tey jugu si ba am na sortie bu mujj boo xamante ni tamit am nañ ci donc lu ci warloog moom wàllu accompagnement ak lu ci mënti am ñu def ko parce que gis nañ Sénégal Miss yi ci mujjee am ñëpp am nañ taxawaay bu am solo te yaakaar naa ni war na nekk ambassadrice ci yenn yi nekkoon ku mën a gunge kii waaye tamit li may dégg tam mu jurimal mu ni li mu jotoon a wax ci comité d'organisation moo waral ñu beddi ko loolu tam ñu fexe xool ni ñu ko saafarawee également am na solo lépp waxtaan ba juboo la rek dara loo xamante ni mënul ñàkk amul mais bon waxtaan daal fu mu am yaakaar naa juboo dina fa am en plus elle est très belle. mais te boo xoolee moom tam ca bañ koy tabb Miss tamit boo xooloon coow li bëri woon na ndax elle était très moquée sur les réseaux sociaux. jamono boobu surtout ça waaw elle a su tenir tête waaw elle avait su tenir tête parce que boobu boo xoolee interview yi mu doon def da ngay xam ni que
élever la tête sur les épaules dafa doon jël critiques yi positivement musul ñàkkal keesa kenn musul ñàkkal warma kenn peut-être tamit est-ce que du loolu tamit moo gën a marqué sénégalais yi moo tax tey bañ ko gisul après yëg jafe-jafe yi nga xamante ni moom lay jànkonteel ñu taxaw ne nañ koo jàppale dañu war a bàyyi di frustrer nit ñi leen di xas te souvent ñiy xasaate yow sax ki ngay xas moo la gën a jag fuuf osé woo présenté woo comme Miss elle a osé mais osé woo ba pare nit ki présenté wu nga koy xas mais pour lan Sénégal moo war a bàyyi jiital la ba pare après di la xalab di la kaañ di la def yenn affaires yi et si tu veux avancer bu leen déglu yow continuer ci lancé bi nga nekk et que c'est ça qu'elle a fait loolu la am solo quoi c'est intéressant voilà c'est ça peut-être def na ko lu metti ci xolam Rose ñu jàll ci beneen buzz. d'accord ñu jàll ci dernier buzz bi muy sur au plan international ñu waxtaanee joueur bi di Patrice Evra nag mu nekk ancien joueur équipe bu France waaye it duñu fàtte benn yoon que mu ngi gane si àddina fii ci Sénégal mu doon def nag li nga xamante ni mooy autobiographie am ci autobiographie boobu mu def ci ay révélation yu doy waar comme quoi que moom dafa nekkoon rek victime de viol ci benn profam boo xamante ni boobu mu ngi nekk tout tànk mu bàyyi nag 40 tey mu am ñeent fukki at 40 ans à 40 ans donc à 40 ans lay doog a def yooyu révélation mu gën a loolu gën a marqué ñi nga xamante ni jot nañ lire li nga xamante ni mooy autographie boobu mu daal di def ci moom autobiographie boobu noonu li tax après 40 ans mu doog a def yii les révélation expliqué na ko nee na sujet la boo xamante ni dafa xawoon tabu ci moom waaye it amoon na jafe-jafe lool pour rettali ki nga xamante ni mooy yaayam ba nga xamante ni sax moom ci boobulee autographie la ko daal di yëgee moom yaayam te keroog ba mu ko yëgee doon na lu ko metti mu ne mosu ci waxtaan ak ay frère am nii ay xaritam daf ko jentoon pour moom mais dafa jotoon rek mu gis ni daf ko war a génnee partager ko pour dimbali ñi nga xamante ni jamono bii ñu ngi dund li ni mel wala ñi nga xamante ni naroon nañ noppi dundaale ak ni mel ndax il n'a jamais pu rek accepter wala digérer li nga xamante ni dund na ko comme métital ci ba muy tout tànk bu doon révélation nag yu doy waar et ñu bëri gis ni rek jàmbaar la ndax c'est très courageux nga toog di nettali li ni mel gis ni coow lim ci àndal rawatina nga nekk koo xamante ni célébrité la rawatina footballeur donc moom au moins il a su oser wax am ñoo xamante ni dund nañ naqar yi ni mel dañ koo duggaale ci biir suuf du yaay bu xam du papa bu xam du frère du sœur donc au moins génnee na ko si moom amaana peut-être bu ko génneewul woon si moom mën na ko jural yeneen gàllankoor donc moo tax tout le temps ñuy wax la meilleure thérapie c'est de parler nga génne li nekk ci yow donc peut-être lii bu def na ko suscité na débat ci toile bi mais peut-être moom il s'est libéré mais tey Aïcha boo xoolee révélation yooyu mu def mu juraat beneen question mooy ni que bërëb biñ ko defee ak kak ko def tey xam nga agression sexuelle on en parle souvent ni que des fois da ngay farlu mais mënoo sax aar ki ngay jéem a aar saa su ne même bu dee sa doom la parce que xale bi mënoo di nekk ak moom H24 tey moom Patrice ci biir révélation yooyu bu demee ba ni ki ko daan jàngal moo ko daan sàkku waaye ci biir école bi la ko doon defee donc mu nekk révélation bu doy waar ka nga xamante ni moom nga yaakaar pour mu yaral la sa doom pour mu dimbali la def xam-xam ci xale bi nga xamante ni xale bi temps bi muy passé ak moom ci année scolaire bi du ko passé ak yow mi nga xamante ni yooyu waajuram kooku ëlbatiku def yenn ñawte fii ci kaw sa doom kon ana fan la ñuy yaakaaree kaaraange am ci suñu tout tànk donc mu jur polémique bu bëri encore une fois et mu nekkaat di laal benn sujet boo xamante ni c'est sensible et c'est tabou surtout fii ci Sénégal en Afrique muy mbirum viol. mu ngi noonu donc bon nekk na débat boo xamante ni c'est ouvert moom moo ko ubbil boppam yaakaar naa ne tamit li mu siy dégg préparé woon na psychologiquement xëy na pour dégg ko mais bon mu ngi noonu daal. Aïcha bu fekkee ne amuleen kàddu yoo leen ci yokk loolu lañu andi woon ci peut-être c'est à féliciter parce qu'il a osé. Il a osé. donc nit la boo xam ne c'est reconnu international jaar Manchester United ma nekk Marseille nekkoon capitaine équipe nationale bu France yooyu yëpp donc boo ko dajalee dafa am beneen gisin boo xam nit ñi dinañ ko am ci yow ak niveau bi ngay toll nga osé toog di wax yenn yoo xam ne jot na la arrivé dans ta vie mu nekk loo xam ne lu métti la donc c'est à féliciter et puis ñu gis tam dans le monde du football ñu bëree bëri tey ñu ngi avouer yenn yoo xamante ni yoo xaw a doy waar la ci façon boobu gis nañu sax yàggul dara
jarul mooy tudd turam benn footballeur boo xam ne moom tamit mu ngi avoué que ne moom si jëm boppam désormais homosexuel la yeneen affaire yu du genre wala keneen koo xam ne tam mu ngi raconté dundam ci loo xam ne jot na ko arrivé yooyu yëpp ce sont des choses yoo xamante ni parfois day baax nit ki di avoué comme ni nga ko waxee thérapie bi gën man jàpp naa nit ki mooy ngay wax di avoué di nekk ci yow donc il a vécu di ko massawu et puis également tamit ci pàggu bi nga waxee ñaaxaat waajur yi ci benn côté seeni ay doom ñi gën a xam ban anam lañ leen war di toppee bien vrai sax au niveau de l'école parfois jàpp nañ ne dénkaane bu wóor la mais n'empêche nañuy saytu di xool bu baax a baax di topp am na solo Miss Rose la fleur madame Poussin ba suba ba suba incha allah xamoon naa ne di nga dugg ci wàllum investissement taxi am na solo donc taxi love waaw dëgg la de ñu dem xooli anniversaire du jour yi natif du jour yi ñan ñoo juddu tey bu nekkee rek tey kenn judduwul bés bi tey moom kenn judduwul woon ñu dem xooli lii di vaar sañoo ko sañoo lu la yàlla baax na ñu kon ñu tàggatoo ba suba rek incha allah borom nelaw yi jàngo waaw di nuyu ñi ñu doon ñi ma nuyu ñëpp maa gis naa leen maa ngi leen di nuyuwaat di